مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenentaan bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ñëw ci suñu fukkeelu jotaay ak juróom ci sharhul hamziya bu al imam abu abdullah muhammad ibn sa'id al-busayri radiyallahu anhu ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci li nga xam ne moom mooy xew-xew saxiifa bi waxoon nañ tamit ci li nga xam ne moom mooy li xewoon biir Makka ak jullit ñi niñ ci doon dunde ba mu sababoon ñenn ñi dem gàddaay Habasha gis nañu kon tamit li nga xamante ne mbir mi dafa takkarnaase lor gi nga xam ne moom la ñuy lor jullit ñi fa des ba tax ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu mujj Habasha ki xisaar bi am muy embargo bi nga xamante ne moom lañu embargo woon yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xam ne ñoom ñooy yeneen jullit ñi daal di dugg bokk ci seen biir naka noonu ñu embargo leen waa banu Hashim ñëw ak waa banu Muttalib kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy doomu Abdu Manaf yi du ñoom ñëpp ñoo fa ñëw ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ak moom mbokk ci maanaam ci Abdu Manaf ñooñu dafa am comme niñ ko gisee woon maanaam ñeenti doom la amoon ñaar ñi nga xamante ne ñoom maanaam ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo meññee ñoom ñoo génnee ci ñaar ñi muy Hashim ak Muttalib ñoom ñoo ñëw amma ñi bokkoon ci Abdu Shams ak Nawfal ñoom ñëwuñu kon loolu moom moo indi woon xisaar bi maanaam ñu embargo leen mu metti mu fekk ñu am contrat bu ñu bindoon comme niñ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu ci ne bu kenn jaayanteeg ñoom bu kenn jëndanteeg ñoom kenn amul droit ñëw ci dëkk bi indi fi benn marchandise di ko jaay ñooñu naka noonu kenn amul droit indi leen lekk wala naan wala dara naka noonu kenn amul droit sëy ak ñoom amuñu droit takk ci ñoom ñoom it kenn amul droit may leen jabar amul maanaam su ko defee mboolem li mën a tax relation di am loolu yëpp ñu dagg ko comme niñ ko gisee woon fekk nag comme ñi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na juróom ñoo xam ne ñooñu lañ alagoon comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci jotaay yu weesu mu am juróom ñoo xamante ne nag dëgg-dëgg ñoom ñoo doxoon ngir arrêté boobu nga xamante ne moom mooy décret boobu nga xam ne moom la ñu defoon bind ko ca Kaaba ga bind ko lëmas ko def ko lonk ko ca biir Kaaba ga loolu ñoom ñoo jugoon faj ko moo tax juróom ñi la nga xam ne dañ daan kokkali Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Busayri radiyallahu anhu ne fudiyat xamsatu saxifati bil xamsati in kaana bil kiraami fidaa'u daal ne fudiyat weccee woon nañ xamsatu saxifati juróom mi këyit ga maanaam juróom ñooñe nga xam ne ñoom ñoo xotti maanaam ñoom ñoo dindi décret boobu nga xam ne moom lañ defoon te mu nekkoon di dal ci kaw jullit ñi ak mbokk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom ñooñu day maanaam weccee nañ leen bil xamsati ci juróom ñu saay-saay yu bon yee nga xam ne ñooñu lañ tuddoon
mu ne inkaana ndax nag ne ndekete dëgg-dëgg nag fit bil kiraam def na weccoo ci ñu tedd maanaam ndekete ci ñu tedd ña la ñuy amee fidaa'u ak weccoo kon dinañ gis ne ndekete yow bu saa yoo nekkee ci yoon bu baax léeg-léeg dina am ñoo xamante ne dinañ jóg dal sa kaw dina am ñoo xam ne dinañ jóg di la ŋàññ dina am ñoo xam ne dinañ jóg di wax lu ñaaw waaye yow ñooñu noonu bu leen xool parce que wecceeku ak ñi nga xamante ne ñoom day di yàlla borom subhaanahu wa ta'ala dina leen tàggatal seen xol ba nga xamante ne dinañ jublu ci yow ci anam gi nga xamante ne moom mooy anam gu baax anam gi nga xamante ne moom mooy bu rafet bi mu ne fityatun moo tax ay cam lañ ay nit ñu baax waaye xale ay góor yoo xam ne bayyatu dañoo fanaane ala fi'li xayrin ci jëf ju baax waxtaane ko ñooñu de moo tax seen jëf jooju nga xam ne moom lañ fanaanoo woon waxtaane ko te moom mooy dindi contrat kii bi arrêté bi décret bi nga xamante ne mooy loi bu bon boobu nga xamante ne moom lañ tegoon ci kaw jullit ñi mu ne ñoom day seen jëf jooju xamida sant nag ak suba gi amrahum seen mbir wal masaa'u ak ngoon mu ne yàlla amrin gisoon nañ ni am na ci yeneen riwaayaat moom ci yenn nusax yi kullu amrin lay wax maanaam bépp mbir fii mu ne yàlla amrin maanaam ci riwaaya bi mooy yàlla amrin yéemu naa ci mbir moo xamante ne ataahu dikkee na ko ba'da ginnaaw Hisham muy Hisham ibn Rabi'a muy Hisham ibn Haris kon moom radiyallahu anhu nga xam ne dikkee na ko Zam'at muy ibn al-Aswad innahu nak moom day alfata mooy camsu su baax soosa nga xam ne at-ta'u mooy aji dikkaakoon moom moo dikki ñëw ci ñëpp moom moo dikki jiw yu bari yi moo tax moo ne at-ta'u mooy dikkaakoonu jiw yu bari yi dikkaakoon moom mooy ki nga xam ne moom moo doon dem jël tànkam fu ne mu dem fa ngir doxal yiw wa Zuhayrun moom moo tax mu gis Zuhayr moom it ci ñooñu la bokkoon wal Mut'im ibn Adi tam ci la bokkoon wa Abul Bakhtari ibn Hisham Abul Bakhtari ibn Hisham mu ne min haythu ci yeneen riwaayat min hiina mooy ci fa nga xamante ne sha'u lañ soppe min haythu ci anam nga xam ne sha'u noonu lañ ko soppe nañ ko soppe tërale woon plan bi noonu bi ñëwee noonu rek lañ ko doxale dañoo xëy rek ne lii de faaw ñu dindi ko parce que injustice la ak maanaam ak tooñ da cee bari ci mbir mi Abu Jahl ne ko waxul dëgg xam nga ne duñ ko dindi kenn ku nekk daal di jóg non yow yaa waxul dëgg ndeyla yow yaa waxul dëgg ba mu ne lii day mbir la moo xamante ne biig lañ ko xalaatoon maanaam lii daal dañ koo defar ci guddi lañ ko defar mooy comme ni gars yi di wax protocole voilà ma xam ne protocole de nangam protocole de voilà loolu la gars yi di wax quoi maanaam loolu la maanaam nga xamante ne ay mbir la yu ñuy togg ci foo xamante ne voilà gars yi duñ ko yëg après buñ ñëwee ci penc mi nag daal koy génne loolu nag baax na ci lu ne voilà mën na nekk lu baax maanaam mën na nekk ci lu baax bu dee ci lu baax la bu dee ci lu bon la maanaam mbir mi ça dépend ci lan lañ ko def mu ne naxadu moo tax ñoom firi nañ mubrama lañu façon ci as-sahifati ci kayit ga lañ ko façon lépp lañu dindi lañu firi is ndax ba nga xamante ne shaddat tarna alayhim ci ñoom minal ida ca noonu yi al anda'u pencier maanaam mooy pencier la nga xam ne moom la ñu defoon fas ko te loolu noonu tukkee woon ci ay pexe noonu ya fexe ba tëral ko ci kaw jullit ñi ci kaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa banu Hashim ak waa banu Muttalib maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ñu def moom la ñu dindi d'ailleurs moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon wax naan banu Hashim ak banu Muttalib ñoom ñëpp benn lañ ci jamonoy jaahiliya ak ci jamonoy l'islam moo tax nga gis comme ni mu nekkee ci Sahih Imam Bukhari rahimahullah Seydina Usman ibn Affan radiyallahu anhu ñëw ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñun waa banu Abdu Shams am nañ lu ñu jaaxal mooy ne bi ngay séddale bi ngay joxe di joxe partie yi nga xamante ne ñoom la jullit ñi ñoom la kii moom maanaam butin de guerre bi ñu koy séddale li nga xamante ne moom la waa ahlul bayti am ñun gis nañ nga jox waa banu Hashim loolu normal la parce que sa famille lañ mais waa banu Muttalib ak ñun waa banu Abdu Shams ak waa banu Nawfal mais benn lañ lan moo tax nga tàqale ñu ci la ko waxee ne waa banu Abdu Shams ak banu Muttalib ñoom benn say lañ benn groupe rek lañ ci jaahiliya musuñu tàqalikoo ci jaahiliya musuñu tàqalikoo ci l'islam te
xew-xew boobu moo tax ñoom ñu bokk ci moo tax borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di wuute ndax bu ñuy wax ahlul bayt waa banu hashim kese la moo tax ñuy wax wala boog waa banu hashim ak waa banu muttalib moo tax ñuy wax looloo tax borom xam-xam yu wuute ci maanaam ngir xew-xew bi comme quoi su fekkente ne da nga am engagement maanaam da nga engagé wu ci dara ci lu baax loolu ak lu mu la mënti jural itam xamal ne lu baax rek fu baax rek lay mujj voilà moo tax engagement nit warut a ragal engagement surtout su fekkente ne lu baax la moo tax mu ne azkarat naa loolu de daf ñuy fàttali bi ak lihaa ci lekk ga nga xamante ne moom la ko max ma lekk parce que comme niñ ko gisee woon Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam dafa ñëw ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam max ma de lekk na lépp këyit ga lañ ci bindoon lépp la max ma lekk maanaam na mu nekk moo tax nga gis image boobu symbole la parce que symbole lu neen la neen ak caaxaan voilà dafa nekk loo xamante ne day naax saay daa iman voilà qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa wax ne dëgg ñëw na caaxaan faaxe comme ni ko wolof di waxe nga xam ne day neen te ndax caaxaan moom ci faaxe la rek la jëm maanaam ci neen la jëm kon moo tax mu lekk ko mu ne lekk googu nga xamante ne moom la ko lekk nag moom la max ma lekk mbir mi nee na azkarat naa daf ñuy fàttali bi ak lihaa ci lekkam ga ak lu lekk min saati maanaam yatu Sulaymaan yent yàlla Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam al ardatu max moom nga xam ne alxarsaku aju luula max moo xam ne du wax moom du wax day jëf moom day ñëw caaxaan bi mu neenal ko wa biha te ci loola lekk goog nga xam ne moom la amoon axbara ci la xabaare woon annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wakam waaye aka bari loo xam ne axraja génne na xam am lu làqatu loxoo ñeel ko loo xam ne dafa làqatu loo xam ne ñeel na ko alxuyub kumpa yi xibaarun ak làq lépp loo xamante ne dafa fekkoon ne li ko nëbb mooy kumpa yi nga xam ne dafa nëbbatu làqatu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génne ko loolu dul benn du ñaar am na ci jamonoom moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam bokk na ci ne serait-ce que li nekk ci alquran ci ay luy leerlaate luy mes ay wax yoo xamante ne dañuy wax li nga xam ne moom moo xewoon ca gannaaw nga xam ne léeg-léeg ñenn ñi dañuy ñëw di laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñun dañoo bëggoon nga wax ñu histoire nangam ak nangam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam alquran wàcc leeralal leen ko comme ni nga xam ne noonu la nekkee ñetti xissa yi nga xam ne ñoo nekk ci suratul kahf ak li nga xamante ne moom mooy wala ak tamit maanaam ci kii xissa yi nekk suratul kahf mooy waa asxaabul kahf ak wax Zulqarnayni ak comme li wàllu ruux ak maanaam message bu leer bi nga xam ne moom la ci alquran wàcce di wax ci wàllu ruux te amul leneen keneen ku ci mën a wax ju màggee noonu mu yas'alunaka ani ruux qul ruux min amri rabbi waxal ne ruux kat ci aalamul amr la bokk nga xam ne ci aalam bi nga xamante ne du aalamul xalq mooy mbir yi dañuy jurante dafa am loo xamante ne mooy waral leneen mooy amal leneen ci loolu mooy aalamul xalq moo tax boo soo xoolee ñaare borom subhaanahu wa ta'ala suy wax xaaliq wala xalaqa rek da ngay gis léeg-léeg naan xalaqahu min turabin voilà allahu xalaqa kulla dabbatin min ma'in maanaam nga gis ne mbind mi ci dara lay jóge maanaam kon loolu mooy aalamul xalq waaye mu am aalamul amr mooy adduna bi nga xamante ne foofu la ak ndogalam ak maanaam commandement bu mag bi foofu la amee nga xamante ne kon ci adduna boobu borom subhaanahu wa ta'ala ci la génnewee ruuxe mais ruux ba mu njëkk a génne mooy ruux bi nga xamante ne mooy ruuxu rabbu yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax min amri rabbi nga xam ne kon ruux yooyu ruux yëpp ci ruux yenente bi la ñu ballee sallallahu alayhi wasallam moo tax même xattaa ba alam adduna bi yëpp ni muy topp maanaam dafa am benn yoon wu mu topp mooy trajectoire boo xamante ne moom la topp te yoon woowu mu topp du dara lu dul rëdd bi nga xamante ne moom la ruux yenente bi sallallahu alayhi wasallam topp maanaam ruux adduna bi moo tax trajectoire yi muy topp yëpp ak adduna bi ni mu bindoo ak yëpp maanaam day tracer ay yenn aspect yoo xamante ne daf koy feeñal ci ruux yenente bi sallallahu alayhi wasallam te loolu nekk ci alamul ghayb yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mboole mbir yi nekk génn feeñ ci biti ci alamu shahada nekk ne moom mooy seetu bi moo tax mooy mir'atul kawni sallallahu alayhi wasallam mooy seetu adduna bi li ngay gis ci adduna bi yëpp du dara lu reflet ci ay mbir yoo xamante ne maanaam mi ngi ci biir nëbbatu woon ci biir ruuxam waaye feeñ ndax lépp lu nekk ci alamu shahada muy adduna bii nga xamante ne moom la ñuy jàkkaarloo di ko di jàmmarloog moom di ko daj
dafa fekk ne maanaam benn partie la ci li laqatu ci li nekk ci alamul ghayb bi ci li nekk ci addunay kumpa gi day am lu nekk ci kumpa loo xam te ne léeg-léeg day feeñ ci biti maanaam loolu moom mooy partie boobu moom la ñuy tuddee alamu shahada kon loolu lu mat a bàyyi xel la léegi yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam waxuma la ak yeneen yoo xam ne alquran ñëw na ba tey di leeral ay mbir yoo xam te ne dafa laqatu woon mais yenent bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam wax na ay mbir yoo xamante ne xabaare na ko comme par exemple bi muy xabaare Seydina Ousmane gisoon nañ ko radiyallahu anhu déedéet du ci jotaay yi Seydina Ousmane radiyallahu anhu nga xamante ne daf ni ko bul simmi mbubbu xilaafa gi buñ ñëwee di la songu maanaam di la boom ba buñ nañ la boom ne bul dindi mbubbu xilaafa gi xabaare woon na mooy bi mu àndee ak Seydina Abubakar Seydina Omar ak Seydina Ousmane radiyallahu anhum mu ànd ak ñoom ci jabal Uhud gis nga mu daal di wax ne ba Uhud di yëngatu mu ne ko dalal yow Uhud parce que ki nekk sa kaw mooy ab yenent ak ab siddiq ak ñaari shahid maanaam ñoo xam ne ay martyr la ñu doon kon mu xabaare woon ne Seydina Omar radiyallahu anhu ak Seydina Ousmane dañuy nekk ay martyr naka noonu tamit xabaare na Seydina Ali karamallahu wajhahu ba wax nag Seydina moo tax Seydina Ali radiyallahu anhu ne woon Seydina Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu ne ko yow da nga fàtte bi la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñu wax naan yéen ñaar di ngeen jot te yow yaa koy tooñ maanaam mais ak yeneen yoo xamante ne waxoon na ni Seydina Muawiya radiyallahu anhu dina yor xilaafa gi dina mbir mi diine ji dina ko yor te kenn du ko xëccoo ak moom jamono ji mu ko yor te loolu tamit yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko te xadis yi yëpp ay xadis yu wér lañ naka noonu waxoon na ni sama doom ji muy Seydina Hasan ibn hadha sayyidun sama doom ji sang la ndax lan dana radiyallahu anhu dana jubóole ay jullit maanaam mbooloo ñu bari ci biir jullit ñi kon yenent bi sallallahu alayhi wasallam ti ak yeneen xabaare nañu comme ni nga xam ne noonu la nekkee noonu la ko imam at-Tabarani rahimahullahu taala solowee nga xamante ne nee na rufi'a liya dunya dañ maa yëkkatil adduna dégg nga nee na ma gis nee na ma gis li nga xamante ne moom mooy am ci njaalbeen gi ba ca jeexita ba ilaa yawmal qiyaamati ba ci jeexitalu adduna ba yawmal qiyaamati nee na ma gis ko nee na ma jàkkaarloo moom comme ni ma jàkkaarloo nee na kama alimtu kaffi hadha maanaam fa ra'aytuhu kama ra'aytu kaffi hadha nee na ma gis ko comme ni nga xamante ne noonu laay gisee sama tenk gi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ak yeneen yoo xamante ne comme ni mu nekkee sunan imam Abu Dawud tamit rahimahullah nga xamante ne xadis ñoom Seydina Hudayfa ibn al-Yaman ak ñeneen radiyallahu anhum ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa taxaw ci benn maanaam taxaw nee na nettali leen ba lay nar a xewe ji yawmal qiyaamah ba adduna di tukki lay nar a xewe ji kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne yu sax la yoo xam ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam naka jekk dafa nekk koo xamante ne loolu dafa bëri woon ci ay mbiram kon xew-xew bii du cas isolé maanaam du loo xamante ne dafa beru ci ne bis boobu lii la xew ndeysaan bis boobu kiimtaan am na kawteef yenente bi sallallahu alayhi wasallam bis boobu la def lu mës am déedéet mbir la moo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam naka jekk dafa bëri lu muy def gisoon nañ ko ci xissa Seydina Suraqah ibn Malik radiyallahu anhu bi nga xamante ne moom la ko dénko moom la ko doon dig chaîne yi nga xamante ne moom mooy chaîne Kisra yi ak yeneen te loolu xew na ci jamono Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu ak yeneen kon lii yëpp ay mbir la yoo xamante ne day wane dëgg-dëgg yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am njàngaleem maanaam tamit ne dëgg-dëgg ku borom subhaanahu wa ta'ala yabal la ku borom subhaanahu wa ta'ala yónni la loolu nag comme ni nga xam ne yaakaar naa jotoon nañ ko junj ci jotaay yëlee weesu mooy ne loolu ghaybul muqayyad la maanaam kumpale bu ñu tënk ndax ghaybul mutlaq moom borom subhaanahu wa ta'ala moo ko jagoo maanaam muy kumpa gi nga xamante ne dañ koo jooyal loolu borom subhaanahu wa ta'ala moo ko jagoo dégg nga waaye yi nga xamante ne moom mooy caabi kumpa gi muy mafatihul ghaib bi maanaam moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom la ko borom bi jox maanaam dëgg la wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa ci moom la borom subhanahu wa ta'ala fa moom la caabi kumpa gi nekk kumpa yi te moom kenn yoru ko ku dul moom borom subhanahu wa ta'ala waaye nag yenente bi la ko jox sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
loolu moom moo tax par rapport ak liñ fi jot a wax yëpp tey xadis yu koy wane dana xew liy xew ba yawmal qiyaamati xam na ko ak yeneen ak yeneen ci loolu benn du ñaar la ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax leeral ko loolu yëpp ak tamit bi mu taxawee ci xadis bu nekk Sahih Imam al-Bukhari rahimahullah mooy ñi di bu mu naan laaj leen ma ku jóg naan ko man kan mooy sama baay mu ne ko sa baay mooy diw ak yooyu ba mu ñu gis mer ci jëm yenente bi sallallahu alayhi wasallam Seydina Omar radiyallahu anhu moom moo jóg daan ni seede nañ ni yow ab yenente nga ñoo ngi jéggalu maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne leen boo leen ma laajee fii ba yawmal qiyaamati lay xew ma nettal leen kooku kay xam na yawmal qiyaamati kañ la loolu moom yaakaar naa ne moo tax Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu bi mu waxee ne bi ñu ne comme ni ko taalibe bi nekk te nettalee ci Ibris Sayyid Ahmad ibn Mubarak al-Lamti radiyallahu anhu mu ne sëriñ bi dama ko wax ne ko di am na ñuy wax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam xamul yawmal qiyaamati kañ la mu mer mu ne même man mii waxuma la yenente bi sallallahu alayhi wasallam man mii su ma génnoon àdduna nekk sama biir bàmmeel ba sama tànk bi tegoo nee sax boobu moo yëngale ne ma yawmal qiyaamati kañ la ma wax la ko nga naan yenente bi xamul sallallahu alayhi wasallam mais mu meroon nag jour boobu maanaam kon loolu day wane dëgg-dëgg maanaam dëgg-dëgg màggaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam li ko borom subhanahu wa ta'ala xamal ak li mu ko yenkewal te bi ñu tollee ci lakazatul ulumi min alamil ghaib bi wa minha li aadamal asma'u jotoon nañ ci leeral leneen ku ci bëgg a delluwaat nga delluwaat ci insha allah ta'ala léegi muy wax tamit ginnaaw loolu imam al-Busayri radiyallahu anhu muy dugg daanaka ci beneen xeetu waxin beneen xeetu tem maanaam ci ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla musu ko seetaan xaqiqatan léeg-léeg nag am na ay mbir yoo xamante ne dina ko dal comme ñi nga xamante ne ñoom ñooy mboolem yeneen yenente yi alayhi salaatu wassalaam ak nitu yàlla yi nga xamante ne dafa am léeg-léeg yoo xamante ne da leen di dal léeg-léeg mu am ay mbir yoo xamante ne da leen di ay nattu yoo xam ne day yegg si ci ñoom te comme ni ko yenente bi waxe sallallahu alayhi wasallam ashaddu an-nas ibtila'an al-anbiya thumma al-amsal fal amsal te loolu maanaam xadis la bu nekk sunan imam at-Tirmidhi rahimahullah yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a rëy nattu ci biir jaamu yàlla yëpp ci biir mbindeef yëpp moom mooy yeneen ci alayhi salaam topp nag lu leen nit gën di jege di gën a rëy nattu maanaam kon loolu dañ ci daal di xamee ne nattu yi dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy mbiru yeneen ci alayhi salaam kon yii ñu doon tudd yëpp ci suñ jotaay bi weesu ak jotaay bi ko jiitu buñ ko gisee comme ne ah waaw mais loolu nan la mën a nekkee ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme léeg-léeg nga dégg ko ku yaakaar ne waaw diw moom nangam du ko dal parce que nitu yàlla la wala loolu maanaam wax la woo xamante ne wax bu foo la wala nit ki jàpp ne kii comme ab yenent la nangam mënu koo dal déedéet loolu wax du foo la yenent yi alayhi salaam dañ leen doon rey voilà comme li Alxuraan wax ci waa banu Israël afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun voilà ak zalika bi annahum kanu yaqtuluna al-anbiya bi ghayri haqqin zalika bima asaw wa kanu ya'tadun voilà kon yooyu yëpp Alxuraan daf koo leeral mais ñii yéen waaw yahuud yi kañ ngeen di bàyyi seen jikko ju ñaaw ji ngeen yore xanaa du saa yoo xamante ne rek dafa am ab yenent bu ñëw ci indaale maanaam wax indi leen loo xamante ne maanaam dëppowul ak seen bànneexu bakkan rek kuréel ngeen weddi ko mais ñe kazzabtum kuréel ngeen weddi leen wa fariqan mu am kuréel boo xam ne taqtuluna da ngeen leen di rey te da ngeen di continuer di leen rey te loolu dinañ ci ñëw insha allah taala ci kanam ak tamit mu ne yéen mu ne boo xoolee tamit li nga xamante ne moom moo tax ñu teg leen maanaam zillatu wal maskana maanaam toroxtaange ak doyadi ñoom yahuud yi nga xamante ne loolu daa iman ci génération bu nekk noonu la ñuy mel ba mu des maanaam partie bu ndaw ci histoire comme tey partie bu ndaw ci histoire la lii maanaam parenthèse rek la ci histoire naka jekk léeg-léeg mu am ay parenthèse ci histoire yu mel noonu voilà comme li Alxuraan wax illa bi hablin min allahi wa hablin min an-nas ba mu des ngeen am buum bu tukkee ci yàlla bu mu leen yor ngeen jàpp ko nangu wutee mooy ngeen nangoo womatu ci yàlla maanaam ngeen tuub dugg ci l'islam wala yu mel noonu wala boog bi hablin min an-nas wala buum boo xamante ne nit ñi leen koy téyal te tey jamono ji yahuud yi loolu mu la maanaam nit ñi leen ko téyal c'est-à-dire que tey bis bu États-Unis particulièrement
décidé woon ne bàyyi naa Israël ba jàppale tuuma leen mu nekk décision boo xam ne dañ koy jël léegi nga gis yeneen dëkk yëpp daal leen di bàyyi maanaam ñu delluwaat seen toroxtaange loolu mooy bi hablan minan nas loolu maanaam ay parenthèse la ci histoire mais histoire de manière globale yahuud yi ci jafe-jafe la ñuy nekk ci dundu toroxtaange la ñuy nekk ak néew doole ba noppi fépp fu ñu nekk duñu nit ñu bëgg maanaam ay nit ñu bañ lañ loolu nag li leen ko jural mu ne parce que dañoo nekk ñoo xamante ne dañuy weddi ay yàlla yi saa yu nekk te duñ ko teg ci dara lu dul seen bànneexu bakkan ba noppi yeneen yi alayhi salaam saa yu ñëwee ñu weddi leen bañ leen ba pare dañ leen di rey ay façon bu ñu mën a def pour rey leen dinañ ko def maanaam am na ay yeneen ci alayhi salaam ñoo xam ne dañ leen a rey loolu moom am na te alquran nettal na ko te boo xoolee tafsirkat yi dañ ciy wax lu baree bari ne loolu kon da leen di dal loolu nag bul ko jàppee que ni kii bu doon nangam kon kenn du ko mënal dara déedéet nit mën naa nekk yenent parce que kon bu ñu waxee yenent alayhi salaam waxaale wuñ ay xutbu zamaan ak ay mafatihul kunuz ak ay xeet ak yeneen i maqaama waxaale wuñ yooyu li ñu wax mooy ay yenent alayhi salaam ñu rey leen loolu mën naa ne ay saxaaba radiyallahu anhum dañ leen a boom ay xalifa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñu kenn mënta sikki sàkk seen xilaafatul uzma gi ñu incarné Seydina Omar Seydina Ousmane ak Seydina Ali radiyallahu anhum ñoom ñëpp dañ leen a boom voilà dañ leen a boom kon yow mënoo taxaw ne comme diw borom maqaama sangam la loolu daa jomb ci moom loolu amul wala diw borom maqaama sangam la nangam feebar sangam du ko dal yent Yàlla Ayyuba alayhi salaam dégg ngeen ko gis ngeen feebar bi ko dalal ak ñeneen kon yooyu du problème loolu jaasul moo tax imam al-Busayri nag radiyallahu anhu di bëgg éveiller sa conscience ci wàllu googu mu ne laa taxal jaaniban nabiyyi mudaaman hiina massathu minhumul aswaaqu mu ne laa taxal bul njort mukk jaaniban nabiyyi ci wàllug yéen ne jaaniban nabiyyi ne wàllug yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mudaaman day ñàkk solo wala boog dañ koy day néewal doole day ñàkk solo ci lan xiina jamono ji nga xamante ne massathu da koo laale minhum ci ñoom al aswaa'u jëf yu bon ya ak wax yu bon ya maanaam jëf yu bon yi ñu ko doon def ak wax yu bon yi ñu ko doon def ak doxalin wu ñaaw mooy al aswa'u mooy doxalin wu ñaaw yi nga xam ne moom lañ doon doxale di ko jëmee ci moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam bul jàpp ne loolu daf ko doon néewal daf koy néewal day néewal ay mbiram da koy tuutal da koy doyadil déedéet au contraire loolu da leen di réer parce que ñoom ñoo ëpp nattu ñëpp ñoom ñoo gën a kawe ñëpp alayhi salaatu wassalaam mu ne kullu amrin bépp mbir nag boo xam ne naaba dal na maanaam mooy wër-wërloo na ci kaw mooy loo xam ne day ñëw di yegsi ci kaw yenn nabi yi ne yenn ci alayhi salaatu wassalaam ñu ne waaw ñu ne fa shiddatu ak tartar fii ci moom mahmudatun lu ñu gërëm la lu ñu sant la moo ndax comme niñ ko gisee ñoom ñoo gën a rëy nattu ñëpp kon tartar googu di dal ci ñoom maanaam lu gërëmu la lu santu la war raxaawu naka noonu tamit yombal gi maanaam yombal gi ñëw ci ñoom ak woyof mbir yi ñuy dund tamit lépp lu ñu gërëm la lépp lu ñu sant la voilà maanaam ñoom circonstance bu ñu mënti nekk lu baax la comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam yéemu woon ci mbiru jullit ajaban li amrul muslim maanaam jullit bi daal moom dafa yéemu ci mbiru wala boog li amrul mu'min ci mbiru aji gëm ji nit ku gëm yàlla tey jullit lépp ay mbirum yëpp yiw la mu ne parce que su dee yiw moo ko dal mu daal di sant yàlla am ci ngërëm loolu xéewal la ci moom su ko musiba dalee mu daal di muñ mu nekk tamit xéewal ci moom kon léppum xéewal la dundam sax xéewal la génn àddunam xéewal la léppum xéewal la kon loolu moom mooy mbiru jullit ñi loola tax kon bul jàpp ne loolu lii dal nitu yàlla yi lii dal maanaam loolu daa am lu mu leen di wàññi waxuma nag yeneen yi alayhi salaatu wassalaam mu ne muy leeral loolu mu ne law bu fekkonte ne yamas dana laal an nudaara mooy wurus an nudaara wurus hawnun ak doyadi minan naari ci safara gi nga xam ne moom lañ koy laale maanaam wurus jël biñ koy jël di ko dugal ci safara laal googu bu doon ne maanaam ngir mu gën a sell bu doon ne dana am lu muy wàññi
wurus wi di ko indil ak xeetu doyade mu ne lamaxtuy tiire kon de deefuta tànn mukk lin ni daari ñeel wurus wa assila u ak jaar maanaam di ko jël di ko jaar ci biir safara bi maanaam di ko ci dugal mu koy lakk di ko nooyal di kii parce que wurus bi nii à l'état brut nii du melul dëgg-dëgg comme ni mu mel boo ko gisee buñ ko jaaralee ci safara bi ba noppi ba defar ko ainsi de suite même yi nga xam ne moom mooy verre yi niñ koy defaree pour mu nekk verre yi yëpp ak yeneen yu taaru yëpp da ngay gis dañ ko dugal ci biir safara ba nga xamante ne day dem ba kii nooy ba ruy nekk loo xamante ne day ndoxe ñu jóg ko jël dégg nga def ci forme bi ñu bëgg génne ko mu daal di taxaw mel ni mu war a mel kon loolu mooy yooyu yëpp day wane valeur léeg-léeg jaar ci tàngoor ak jafe-jafe léeg-léeg comme mooy principe bu léeg-léeg li wolof naan ngor maanaam ngor léeg-léeg day laaj jafe-jafe ak xat-xat ak tàngoor moo tax naan gor day ñeme tàngoor maanaam day ñeme tàngoor maanaam tàngoor ci yu bari voilà kon nit ku gore maanaam libre ci lépp lu dul ci yàlla kese maanaam mooy yàlla rek ko moom nanguwul kenn moom ko dara moom ko ku dul yàlla kooku day ñeme tamit maanaam li nga xamante ne moom mooy li mbir mi laaj comme niñ naan ko bëgg aakara da ngay ñeme kaane bon donte léeg-léeg ñu gis aakara yoo xamante ne amul kaane léeg-léeg ñu seetlu ko en tout cas suñ jigéen ñi dañ koy defar wala ay aakara yu amul kaane te day neex macha allah mais liñ bëgg a wax rek mooy ne en tout cas aakara yi bu original moom boo ko bëggee da ngay ñeme kaane ndax boobu faaw da koy am dégg nga loolu moom moo tax mu daal di ciy teg ne kon kam yadin moo tax yoonu yàlla faw day am yu muy àndal yoonu yàlla faw dafa am yu muy àndal yenent bi sallallahu alayhi wasallam boo xoolee ci alquran d'ailleurs bokk na ci saar yi nga xam ne ñoo wàccee Makka mooy day nettali histoire yenent yi alayhi salaam te saa yu nettali histoire yenent yi alayhi salaam day nettali waale vraiment coono yi ñu doon dund xat-xat yi ñu doon dund ak seen ay nit loolu nag képp ku bëgg a jaar ci yoonu yàlla faw nga sóoraale ko képp kuy woo nit ñi ci yoonu yàlla faw nga sóoraale ko voilà loolu faw nga sóoraale ne lu ne mën na ci xet mais loolu mooy yoon wi maanaam nit ki noonu lay forcer woo ba mën a yegg ci yàlla loolu moom moo tax maanaam du pour rien que turu yàlla yi ni ñu tegaloowee tur bi nga xamante ne moom moo ci mujj maanaam mooy 99e bi mooy sabur mooy muñaakoon bi maanaam parce que daf lay jàngal ne la turu yàlla yëpp évolution yi maanaam boo leen di incarner yëpp am na boo xamante ne moom faw daa iman da nga koy incarner te moom moo leen sapoti et que ci sa yoon bi yëpp fokk nga incarner ko te moom mooy sabur muy muñaakoon bi voilà muy muñaakoon bi voilà te boo xoolee sax saburu mooy 268 mooy tamit allahu rabb maanaam mooy 268 tamit parce que dañuy wax tamit ne allah mooy turu yàlla bu mag bi di wax rabb mooy turu yàlla bu mag bi mais en réalité soo leen boole di nga gis ne saburu ngay am 268 kon nga gis valeur bi nga xamante ne moom lay junj maanaam li nga xam ne moo ci nekk ci ay xeeti junj kon muñ moo tax borom subhaanahu wa ta'aala ñooñu la wax ne bu leen di fay amul fu mu yam bu leen di fay innamaa yuwaffa as-saabiruuna ajrahum bi ghayri hisaab voilà naka ne maanaam li am ba des mooy dañuy matalal ñi nga xamante ne ñooy muñkat yi seenu pay mais ci lu amul caytu duñ ko calculer yàlla day joxe rek muñkat yi voilà moo tax mu ne wasta'iinu bis-sabri was-salaat na ngeen dimbalikoo muñ ak julli Yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko gisoon hadith Sayyidina Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu mu ne bu nekk Sahih Imam Muslim rahimahullah bi naan as-salaatu nuurun was-sabru diyaa julli day leer la waaye muñ leer la da ko ànd ak tàngoor beneen xeetu leer la
boo xamante ne nit ki dem ci yoonu yàlla day soxla xeetu leer boobu voilà moom mooy tax mu mën a nekk parce que ñaari xeetu leer yooyu faaw daf koy soxla parce que moom mooy tax mu mën a incarner en même temps jamaal gi ak jalaal gi maanaam mu mën a dékku tajalliyaat yi feeñu waayu tur yàlla yi ak melo yi nga xamante ne ñoom ñoo jógee ci côté jamaal ak ci côté jalaal mais que yooyu yëpp pour mu mën ko incarner foog mu nekk muñaakoon koo xamante ne ku muñ la moo tax borom subhanahu wa ta'ala daf koy feeñoo ba pare di manifester woo ci moom maanaam di ko incarner loo tamit maanaam turam yi ak meloom yi mais maanaam day am côté yëpp te day forcer nit day defar nit loolu lay wax mu yeggale ne kon kam yadin ak bari loxo boo xam ne annabi yi wëlli maanaam ci wëlli fi yeneen tab bi moom sallallahu alayhi wasallam moom borom kafaha fekk na ko allah bur yàlla subhaanahu wa ta'ala voilà aka bari ñoo xamante ne dañoo bëggoon a lor yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bur yàlla subhaanahu wa ta'ala fegal ko loolu maanaam ci yow maanaam lépp lu yàq mission bi loolu moom mooy li nga xamante ne moom borom subhaanahu wa ta'ala du ko bàyyi moo tax natt yi lu muy bëri nitu yàlla bi da ngay gis natt yi lu muy bëri du ko tere maanaam mu nekk ci lam nekkoon maanaam du ko tere muy continuer di def ba ku ko xamul sax dans la vraie vie wala boog en tout cas amul intimité duggul vraiment ci intimité am dafay foog ne ko kii nit la ku dul am problème amul jafe-jafe parce que foo ko fekk ci lim daan ne lay nekk vraiment jullim yi musu ko bàyyi wérdi yi noonu zikkar yi noonu bu dee day jàngale waxtaan yi muy waxtaan jotaay yi muy tëral du ko bàyyi tout le temps ci lay nekk nangam c'est-à-dire que dañuy jàpp sax ne maanaam nit ki moom vraiment comme ni ko tubaab di wax peinard maanaam mooy koo xamante ne amul benn jafe-jafe ci àdduna noonu la ko nit ñi di yaakaare fekk ne moo ëpp jafe-jafe mais ñu bari loolu moom moo tax nitu yàlla yu bari buñ leen xoolee maanaam nit ñi dañuy am tendance di ñëw di leen jàmbat si di leen di leen dëgmal si di leen wax seeni jafe-jafe di wax seeni problème te xamuñu ne ñoom ñoo leen ëpp problème fopp nga xamante ne walaatu pour seeni problème bis buñ ko waxoon gaa yi maanaam ñoom seen bopp yi day wëlbati ko waxuma laak nag maanaam ñoom ñu war a dékku seen ay jafe-jafe ba pare war a dékku jafe-jafe ñeneen ñi voilà war koo déglu war koo bàyyi xel ba pare war cee wut solution ndax loolu mooy seen responsabilité te loolu mooy seen mbir yii yëpp ay mbir la yoo xamante ne mais daal li muy bëri li muy jafe-jafe yi li ñuy bëri xat-xat yi li muy rëy am na benn mbir moo xamante ne moom day constant mooy ne ñoom dañuy résister constance bi ñuy am maanaam sax dàkk gi nga xam ne moom la ñuy sax ci li nga xamante ne moom mooy seen wareef moom mooy li borom subhanahu wa ta'ala li mu leen samp ngir ñu dox ko ci wàllu diine gi ci maanaam faw dañ ci samp te loolu moom duñ ci deñ faw dañuy nekk ci loolu te loolu moom mooy liy gën a feeñ ci ñoom voilà moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kon ñi nga xam ne yoon ñooy vrai nitu yàlla yi mooy ñi nga xam ne allazina idha ru'u dhukirallah wala idha dhukiru dhukirallah mooy ñi nga xam ne suñ leen gisee rek xel yi dem ci yàlla suñ leen tuddee tudd la yàlla parce que seeni mbir yëpp day tourner autour de yàlla voilà suñ leen fàttalikoo wala yàlla léeg-léeg dafa bokk ci seeni caractéristiques mais loolu particulièrement ci Mafatihul Kunuz la mooy ne soo tasee woon ak ñoom ci mbedd mi sax sa xel day dem ci yàlla di nga en tout cas automatiquement di nga xalaat ne kii maanaam boo leen gisee léeg-léeg sax mën ngaa bañ a xam lu tax mais day sa xel dana dem ci yàlla wala nga ne kii di nitu yàlla la dégg nga moo tax mu ne aka bari kon loo xamante ne mission wu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam borom subhanahu wa ta'ala jàppale na ko maanaam ba ñi ko naroon a lor su yàlla fekk na leen wa fil xalqi te nekk na ci biir mindeef yi kasratun ak bari maanaam fekk nit ñi bari lool waaye yeneen bi sallallahu alayhi wasallam continuer di dox mission boobu wactiraaku ànd ak fit maanaam yor fit gu rëy woo xamante ne moom la yore di dox mission bi nga xamante ne moom lay dox voilà te loolu mooy ndax moom kat wala mooy ba nga xam ne tamit daa day woote wax dëgg moom kenn al ibada jaam yi moom rek moo fi nekkoon di woo jaam yi
wa am sat mu gort minu ci moom fii kulli muqlatin ci bépp nagu bët aqza'u ay laas maanaam moom dafa taxawoon moom kese di woo nit ñi ci yàlla waaye gaa yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon bañ loolu am taxaw ñu mujj ba seen bët yi deseetul rangooñ ba nga xamante ne ay nag seen nagu bët mooy li nga xam ne moom moo nekk ci biir bët bi du kubéer gi maanaam mais li nekk ci biir te weex ba pare am per bu ñuul loolu nga xamante ne loolu mooy muq la loolu nag ñoom day daal di génne laas voilà mooy ay xeeti jooyi la yoo xamante ne daa ànd ak sax ak wéradi gis nga buñu naree jooy sax jooy ak wéradi la ñuy jooy maanaam loolu daf ko melalee ne ñoom li nga xamante ne moom mooy xool biñ ko doon xool bët yiñ ko doon xoole te bañoon ci moom comme mooy wa in yakaadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun in huwa illa dhikrun lil alamin ne dëgg ñi nga xamante ne ñooy ñi weddi yàlla ñoom dañ doon mébét ñu xaw tuuti ne mais alak la ci seeni xool bët gi waaye borom subhanahu wa ta'ala bët googu maanaam xool googu ñu la doon xool bëggal la aw ay di la bëgg a catu di la bëgg lu ñaaw pexe yu ne dugg nañ ci waaye loolu yëpp day wëlbatiku ci seen kaw ba pare ñuy wax ju ñaaw naan kii da dafa dof waaye xamuñu ne lii day du lenn lu dul fàttali gu tukkee ci borom bindeef subhaanahu wa ta'ala moo tax alquran ak sunna képp koo xamante ne da nga ci taxaw tamit na la leer ne xeetu doxalin woowu dana am waaye nag borom subhaanahu wa ta'ala moom moo lay aar yow gëmal yàlla nga jël sa xol nga delloo ko ci yàlla jeex na mu ne hamma nëbët na qawmun aw nit bi qatlihi ci boom ko maanaam bari na ay nit ñoo xamante ne seen pexe yëpp moo nekkoon boom ko xam nga déjà amoon na ci jamono yi bi mu naree gàddaay ba jël Seydina Ali karramallahu wajhahu daal koy bàyyi ci lalam ñoom ñu mébatoon rey ko waaw te loolu mooy comme bi mu naan wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yusbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khayrul makirin fàttalikul bi nga xamante ne moom la gaa yi daje woon ci penc ba mooy daaru nadoo mooy conseil de sécurité bi ñu doon wax ñuy xalaat nan lañ la war a def dañuy tënk qissa bi mais ñenn ñi dañoo jógoon ne xalaat ne non kii liñ ko war a def moom mooy dañ ko war a saxal dañu war a wut benn nit boo xamante ne dañ ko ciy dugal maanaam tëj ko ci mooy loolu mooy li yus bi tuuka ñu saxal la maanaam tëj ko fa su ko defee benn parenthèse bu ndaw la ñuy def ci kaw nga xam ne fa la ñuy jaarale lekk yi rek mu lekk mais ñu tëj ko fa Iblis comme ma nga fa woon ne waa banu ne naj da la jóge woon màggat googu ne ñëw nekk màggat ñëw parce que affaire bi daa am solo ci moom quoi maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi war a gàddaay service secret yi leeral nañ agent secret yi wax nañ ne effectivement rapport yi ñëw nañ bon suñu jamono noonu lañ ko mën a waxe rapport yi ñëw nañ nee nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam plan bi muy tëral mooy gàddaay yi bon léegi nan la ñuy def ñu daje ci conseil de sécurité xool plan bi ñu war a tëral Iblis nag mbir mi rëy lool ci moom ba mu ne da koy fekkee si gis nga moo tax ñëw ne dafa man ba bëgg naa ko fekke gaa yi ne am ku ne non moom dañ ko war a dugal ci néeg bi ma doon wax léegi Iblis ni mukk sa xalaat rafetul yow sa xalaat rafetul gaa yi dañ ko moom daf bari soppe gaa yi dañuy dem dellu si waat ñëw voilà gaa yi dañuy ñëw après dañuy dem wuti ji doole buñ paree ñëw daal di koy dindi jële ko foofu non sa xalaat rafetul ñii ne dañ koy génne aw yuxrijuka dañ lay génne maanaam nañ ko génne dëkk bi nañ ko exiler nañ ko ci mu ne yii loolu xalaat boobu rafetul de man de li ma naqar rek mooy dana rëcc xalaat boobu rafetul gis nga parce que bu demee day am ji doole feneen ñëw songaat leen
te loolu la mujj a def ñu ne ko kon ni ñuy def mooy xalaat maanaam Abu Jahl saay-saay bu bon bi moo joxe xalaat bu ñaaw boobu ne dañ koy ni ñuy def mooy buñ ko bëggee rey par kenn waa maanaam mbokkam yi waa Banu Hashim danañ topp gaay te dañuy fayu ci ki ko rey te dinañ fayu sax ci xeetam mais ni ñuy def léegi parce que arab yi ñoom noonu lañ daan def boo leen reyalee kenn duñu rey waa ji rey de dañuy rey kooku dem rey ay mbokkam maanaam loolu nag la ñu doon bañ ñu ne kon léegi yow nan la ñuy def ñu ne non ni ñuy def mooy mu joxe xalaat daan ne dañuy daje ñun ñëpp kenn ku ci nekk dañuy am ku ñu tànn ci tribu bu ne ñi yor jaas ñi yor seeni xeej nga xam ne léegi dañ koy dóorandoo buñ ko dóorandoowee rey ko léegi bu boobaa ñun mbokkam yi duñ mën a topp ñëpp maanaam duñ mën a topp ñëpp quoi léegi ni ñuy def rek mooy dañ naan nañ leen defal ndàmpaay bu boobaa ñun ñëpp buñ dajalee alal suñu alal daal leen di jox ndàmpaay Iblis kontaan lool sax daal ni pexe boobu mooy waaw kay pexe bu baax bàngoo mais li yéeme ci mbir yi nii souvent fi Iblis di teew parce que teew na foofu teewoon na Badar am na inni jaarun lakum man day dama leen di aar dama leen di dimbali aar leen maanaam foofu jaarun lakum tekkiwul seen dëkkandoo la seen dama leen di aar lay tekki bi muy ñëw maanaam à chaque fois moom dana taxaw mais du joxe xalaat moom day rek déglu gaa yi li ñuy wax mu ne dana leen jàppale mais du joxe xalaat voilà parce que seytaane daa iman noonu lay def maanaam da lay bàyyi yow ngay xalaat lu bon muy encadrer xalaat bi bu gisee ni pexe bi taxu ko baax par rapport ak moom ni mu la bëgg a alage mu ne noo ba tey baaxul mu jéem la dissuader ci boobu ba pare xalaat loola beneen xalaat bu bon mais moom du la indil xalaat bi dëgg-dëgg maanaam amul kon puissance boobu amul doole boobu seytaane mais moo tax gis nga alquran ni mu koy nettal sax mu nekk masalul shaytaani iz qaala lil insaani kfur falammaa kafara qaala inni bari'un minka inni axaafu llaaha rabbal aalamiin seytaane noonu lay def day weddiloo nit ki yàlla rek su nit ki weddee yàlla rek mu ne ko nag léegi man deñ naa ci yow man damaa ragal yàlla kay borom mi def waaye ñoom ñaar ñëpp demal sa safara comme ni ko alquran fa kaana aqibatuhumaa annahumaa fi nnaari xaalidayni fiihaa wa zaalika jazaa'u zaalimiin voilà seenu mujj mooy ne ñoom ñaar ñoom dañu mujj dem sawar mais bi ñu tëralee pexe boobu borom bi ne wa yamkuruuna ñu ngi tëral pexe wa yamkurullahu yàlla mu ngi tëral pexe waaye xamuñu ne ñoom pexe bi ñu doon tëral yëpp ci biir pexe yàlla la bokk maanaam borom bi nag subhaanahu wa ta'aala dafa jëfandikoo baatu pexe maanaam ngir wane ne al jazaa'u min jinsil amal maanaam ne nit ki li muy def lu askanoonteeg loola lañ koy fayee voilà mais pexe ci ñun niñ koy maanaam loolu bon après bëgguñu dugg ci détail yu masala bi ci wàllu pas-pas nan lañ koy comprendre ak yooyu mais daal ci tënk feeñuwaay la ci feeñuwaayu borom bi subhaanahu wa taala boo xamante ne bu ko feeñoo day maanaam effet bi muy def maanaam jeexital gi muy am ci mbindeef yi nga xam ne ci ñoom la ko feeñal mooy jeexitalu maanaam doxalinu ku doon pexe tëral ak te ñoom pexe ba tëral leen pexe ba nax leen ba njuy leen voilà loolu la mais feeñuwaay la ci feeñuwaayu borom subhaanahu wa taala voilà boo xamante ne su jeexital bi muy am ci mbindeef yi mooy jeexital boobu loolu maanaam ngir tënk ko maanaam mooy borom subhaanahu wa taala dafa doxaleen ak ñoom doxalinu kuy tëral pexe voilà moo tax mu ne wallaahu xayrul maakirin buur yàlla mooy gën moo dàq tëral pexe voilà kon ñoom bëggoon nañ ko rey waaye sottiwul comme niñ ko mujjee xam ne maanaam jeexitalu histoire bi yenn sax daa mujjee génn dem Iblis moom jàppoon na ne comme moom du nelaw mësta nelaw grawul donc moom mën na bokk ci surveillance bi
mais gaa yëpp dañoo mujj nelaw comme ni nga xam ne noonu la siiwee ci siira ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam tàmbalik sourate Yaasin la jàng fukki aay yu njëkk yi gaa yi génn maanaam mu mujj leen ñoom ñëpp ñu nelaw dégg nga mu daal di génn dem yoonam kon ñoom bëggoon nañ ko rey jamono jooju naka noonu am na keneen tamit koo xamante ne bëggoon na koo rey comme ni mu nekk Sahih Imam Bukhari rahimahullah bi mu ñëwee bëgg koo rey Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam dafa ñëw fekk ko muy nelaw jël jaasi ji ñëw ne daf koy bëgg a rey Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow xool mu tiit fekk jaasi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la jël maanaam fekk jaasi ji nekkul woon ci mbartal ci mbar mi woo mu daal di koy bëgg a rey Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xippi xool ko waa ji tiit ba jaasi ji wadd waa ji jël bopp bi di ko dóor moom dóor ko ci garab gi dóor ko ci garab gi ba yuur wi génn maanaam loolu dal na ko am na tamit keneen mooy xadis bi nekk ci imam Ibn Hibban solo na ko imam Ahmad tam solo na ko rahimahullah mooy Huris ibn al-Harith radiyallahu anhu moom mi nga xamante ne dafa borom bi subhaanahu wa taala dafa dimbali Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba Huris ibn al-Harith radiyallahu anhu bi mu ñëwee moom it fekk mu tëdd ci ronu garab mu jël jaaseem ne da koy rey ne ko jekk ko ne ko kan moo la mën a tere yow man ma rey la mu ne koy yàlla xanaa mu tiit di lox ba jaasi di wadd Yonent bi sallallahu alayhi wasallam téye ko ne ko yow nag léegi kan moo mën a tere ma rey la mu ne ko xanaa sax mbaax xanaa rek sax mbaax moom mën tere ma rey nga rey ma Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waa jéggal naa la mu daal di dem ne nitam ni kaay leen tuub dugg leen ci l'islam laqad ji'tukum min xayri naas wallahi dikkee naa leen ci ki gën ci nit ñi am na ci beneen riwaaya mooy laqad ji'tukum min indi xayri min indi xayri naas ak beneen riwaaya laqad ji'tukum min indi xayril anaami dikkee naa leen ci ki gën a xam mooy ci ki gën maanaam ki gën ci li yàlla bind sallallahu alayhi wa sallam wax na dëgg loolu xissa boobu junju nañ ko ci qasida bi ñu bind bu tudd Ma'aarij wa Mafatih as-Su'ud fi Ma'aarij wa Mafatih as-Su'ud fi hadrat al-jam' wal wujud sallallahu alayhi wa sallam mooy waxuuri ci faslun fi ismi ta'ala al-Ghafur wa ghurisa wuld al-Harith azkur bi shajarati maanaam mooy biñu naan wa ghurisa ibn al-Harith azkur bi shajarati laqad ji'tukum min 'indi khayril anami qala lil qawmi ba'da al-fadli min asli khirati ne bi mu ñëwee dane laqad ji'tukum min 'indi khayril anami wallahi jinnaani maa ngi leen di tukkee jugee ci ki nga xamante ne moom moo gën ci li yàlla bind sallallahu alayhi wa sallam ne qaala lil qawmi moom la wax gaayam yi kañ mi ba'dal fadli ginnaaw ngëneel gu rëy gi nga xamante ne moom min asli xiirati maanaam mooy ci ki nga xamante ne mboolem tànneefu yàlla yi ak mboolem li borom subhaanahu wa ta'aala tànn ci kooku la jóge sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu ngëneel gu rëy gi mu amee ci bi mu jógee ci ñoom loolu moom moo tax ci moom la jóge waqad hamma qatlan kazimal ghayz murtadan fa ni'ma ghafurin summa ni'mal maqulati loolu lañ ci teg mais maanaam ndax kii bi bahru tawil la xasida boobu dañ ko toftale ci turu yàlla yi turu yàlla bu nekk li muy tekki Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nan la ko incarné ci firi bi biñ ko doon firi tamit dañ ci indaale nit ki tamit nan la ko maanaam jullit bi moom lan mooy paaru incarnation itam ak nan lay ajoo ci tur boobu ak naka la koy incarné turu yàlla yi 99 yi tàmbalee ko ci huwa après Allah après indi leen moom lu mu defoon mu ne waqat hamma dafa mébétoon katlan boom kazimal ghayz ki nga xam ne moom mooy aji nëbb ji aji wann ji ak mer Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mënoon a wann mer gis nga comme li imam al-Ghazali waxoon rahimahullah bi mu naan mer ñàkk a mer ba bonut maanaam mer ci boppam
mer ci boppam bonut d'ailleurs dafa bokk sax ci qualité yi maanaam di mer mais ngay wan na mer moo tax alquran ñooñu la tagg wal kaazimiina al-ghayza wal aafiina anin naas ñi nga xamante ne dañuy wan na mer parce que nit ki sudut mer rek comme li imam Shafi'i wax rahimahullah moom mbaam ñooy yem maanaam mooy amul dara moom daal c'est-à-dire que amul intérêt parce que mer li koy indi ci nit mooy le fait que nit ki di gis ne dafa am ay intérêt maanaam yoo xamante ne moom la ñu nekk di bafoué di yàq dafa am yiw mbaax teranga yu nekk di yàq dafa am lu bon lu war a nekk di instauré wu maanaam loolu moo war a indi mer maanaam pas mer ngir sa mbir yi bopp mais mer ngir lu bon luy xew wala lu baax luñ fi nar a jële maanaam mer ngir yàlla yenent bi nag sallallahu alayhi wasallam tamit moom bu fekkente ne li aju ci jëmmam la moom mooy ki nga xam ne dëgg-dëgg mooy war na mer dëgg-dëgg mais luñ ko tooñ sallallahu alayhi wasallam du ne dañ ko tooñ parce que moom jëmmam la waaye parce que moom mooy yenent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam terewul loolu day war na meram sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xam ne moom nag kooku la bëggoon a boom moom mi nga xam ne murtadan moom mooy ki boroom subhaanahu wa ta'ala gërëm te mboolem bindee fi gërëm ko ki nga xam ne moom ci boppam mooy melox gërëm moo ko incarné sallallahu alayhi wasallam voilà moo tax fa ni'ma ghafuur est-ce que bi jéggalaa kon maanaam nga gis ni mu incarné ghafuur waaye summa ni'mal maqulati waaye tamit est-ce que wax jële nga xam ne moom la Seydina Huurayth ibn al-Haaris wax radiyallahu anhu voilà gis nga nitam ñi daal di tuub dugg ci l'islam ngir sabab jëfu yenente boobu sallallahu alayhi wasallam moo tax gis nga jikko ju rafet ni nga xam ne daa iman noonu la mel kon am na aw nit ñoo xam ne bëggoon nañ ko rey moom lay wax ni xam ma mébét na qawmun aw nit bi qatlihi ci rey ko waaye fa abaa mu bañ as-sayfu jaasi ja wa faa an ngir matal kóllëre jaasi ji dañuy jëfandikoo ngir ne dañuy rey yenente bi sallallahu alayhi wasallam jaasi ja day bañ ngir lan ngir matal kóllëre ngëm yàlla ak gëm yenentaam bi sallallahu alayhi wasallam kii mooy ki ñëpp gëm wallahi nit rek ci ne rek moo ci am ñoo xam ne dañuy jéem a bañ di jéem a lànk dégg nga ak ñenn ci ñoom di yor jikko ay saay-saay wafa at te dellu ci na as-safwa u xeer wan la ndax dafa am xeer woo xamante ne Abu Jahl Abu Jahl mooy Amr ibn Hisham mooy saay-saay bu bon boobu comme niñ koy waxe daay man moom dafa am xeer wu mu jëloon bëggoon koo xaañ Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na buy julli dane mën noo xeer da ngandam xeer la ne woon nañ ko jàppale bu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam day julli mu jël ko xaañ ko kaay bañ mu ne moom dana ko def dem yanu ji xeer ñëw ba tiim Yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam rek ne xeer wa dellu si ndax dafa tiit lu tax moom lay wax ni mu ne wa Abu Jahl Izraa ba mu gisee unuqa doquk al-faxli kuy ma maanaam benn genre gëléem la gis ngandam gëléem boo xamante ne doq gi rek lay gis maanaam moom gisul sax gëléem gi doq gi rek la gis ak ŋaang gi mu ŋaang rek mu tiit ilayhi mu jëm ci moom ka annahu naka moom kat al-anqa'u pittaxum xaq dërëm la maanaam piccum xaq dërëm mooy moo tax anqa fii liñ koy firé moom mooy du bokkut ak anqa bi nga xam ne moom la ñuy wax ci anqa al maghrib du kooku du bii beneen picc la dañ koy wax anqa tamit mooy piccum xaq dërëm boo xamante ne moom li muy def mooy ci côté Hind ak Sham côté la daan ne nga xamante ne dañ kaa xamee woon ci ne day dem di for ay xale maanaam di këf ay xale comme ni nga xamante ne noonu la tan di këfee ay picc wala mbir yi maanaam moom noonu lañ daan gis mu daan këf xale yi moo tax moom lay melal fii ni comme noonu la mel mu gis ko rek mu yaakaar ne daf koy ñëw da koy
da koy lekk waaye waqtadaahu am na beneen xew-xew tamit boo xam ne même chose daloon na ko mooy waqtadaahu fayu na ko bor annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam daynal irashi yi boru al irashi te moom mooy Kahlat ibn Asam ibn Kahlat ibn Irash ibn al-Ghaws ibn Amr ibn al-Ghaws al irashi nga xam ne moo tax ne ko irashi maanaam moom lan la muy Kahlat ibn Asam ibn Kahlat ibn Irash moo tax ne ko al irashi moom la ko daloon mooy lan dafa ñëwoon Makka indi gëléem ne da koy jaay Abu Jahl ñëw jënd gëléem gi waaye bu ñu ko jëndee ba noppi ne da koy jënd waaye xaaral après mu bëgg koo fayee ko nag mu ne ko demal ba yawmal xiyaamati maanaam bu yawmal xiyaamee ma fay la maanaam demal ba maam di ko kokkali quoi maam gëmul ne waa xanaa ba bésu penc rek bu dee bésu penc am na kay ma fay la mu mbir mi nag nekkoon lu metti ci moom mu dem ci pencu waa Makka yi di leen ko wax naan leen waaw yéen te ngeen ma jàppale ci Abu Jahl mi mu fay ma sama te Amr ibn Hisham mi mu fay ma sama maanaam sama njëgu gëléem gi ñoom ñu koy kokkali di mbëllee maanaam mais pour kokkali ko mbëllee ko dañ ne demal ci kee yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu junj yenente bi sallallahu alayhi wasallam fekk mu doon julli ci kaaba demal ci kee mu jàppale la waaye genre di ko mbëllee moom it mu ñëw wax ko mu ne ko nañ dem mu dem kër Abu Jahl daal di fëgg mu ne ko kan la mu ne ko man la Muhammad sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu waxee loolu moom mu tiit génn ne ko loo bëggoon mu ne ko kii laa wax nga fay ko xaalisam moom lay wax naan waqtadaahu nabiyyu waqtadaahu fayu na ko annabi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daynal Irashi borok ak Irashi mi dégg nga ba mu ko fayloo nee na mu dem génne fay ko ba mu jeex ba mu mat am na sax ci ay riwaaya ne ba mu koy jox ba mu koy fay da koo fay ba muy commencé ëpp mu ne ko non lii rek la woon mu daal di baax na kon baax na daal di delloo toog gaa yi nag affaire bi jaaxal leen ni ko mais yow lii lu tax nga def lii lu xew mu nettali waat lam leen nettali woon ba mu jëlee xeeroo bëggoon koo xañ yenente bi sallallahu alayhi wasallam fekk muy julli sujjóot mu nettali leen ko maanaam mooy doq gëllëm gi mu gis mu ŋaaŋ ne bu bañee day da koy lekk léegi moom lay wax ne loolu ba mu xewee tamit mu ne waqat te dëgg-dëgg nag saa a ñaaw na bay uhu ak njaayam washra'u ak njëndam moom jikko ju ñaaw la am buy jaay day dox ak doxalin wu ñaaw buy jënd day doxalin wu ñaaw maanaam moom noonu la mel Abu Jahl moom dafa saay-saay rek voilà maanaam mooy yow moom côté booba bu mu mën a féete rek day doxalinu saay-saayam kooku laanatullah alayhi mu ne war a gis na al Mustafa ke yàlla belli sallallahu alayhi wasallam ataahu mu dikkee ko bi maa ci loo xam ne lam yun ji du musal mukk min wu ci moom duunal wafaa yu wëllif ak matal kóllëre an najaa ki nga xamante ne moom mooy aji mucc ci moo tax fii mooy najaa gi day dellu moom mooy ki nga xamante ne moom mooy kii musalaate wala mooy ki nga xamante ne mooy boroom mucc gu mag gi kooku sax bu fekkente ne matalul kóllëre gi nga xam ne moom moo doxam digganteem ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam sax loolu du ca mën a mucc moom du mucc ci alkane moom it loolu la gis ci ki nga xamante ne moom mooy Abu Jahl loolu la gis moo tax fii am na ci yeneen riwaaya maanaam duunal wafa in najaa'u maanaam mu am ci beneen riwaaya duunal wafa najjaa'u mooy kañ kay musalaate an najjaa'u mooy kay musalaate an najaa'u mooy kay mucc maanaam moom daal ak lu mën ci xew
mooy lam yuñ di du musal mukk an najjaa'u kay musalaate wala an najaa'u ko mus minhu ca moom doonal waxaay bu àndul ak matal kóllëre maanaam ku matalul sa kóllëre moom maanaam ngir nga mucc moom lu jafe lay doon dëgg lu jafe lay doon waaye moom mu gis moom Abu Jahl dafa gis musiba boobu loolu ba mu ko gisee nag muy maanaam imam al-Busayri radiyallahu anhu indi beneen bayit boo xamante ne daf ciy wax ne bu la loolu jaaxal parce que léeg-léeg da nga naan mais nan la mën a gisee lële première fois ba pare bu gisaat ko fii ba pare tuubul quoi mais maanaam moom affaire bi jàmmarloo nag moom ñaareel ba noppi beneen affaire bi lay jaaxal mooy nan la koy mën a gisee ba pare dem di ko nettali wat ba noppi tëriwu ko taxu koo tuub dugg ci l'islam taxu koo yedd boppam mooy comme ni nga xamante ne ñi rep ñëpp noonu lañ mel képp ku rep noonu nga mel maanaam mooy ne lu baax daf fii ne da nga war a mucc da nga war a doxal bu baax waaye doo def benn effort parce que da ngaa rep moo tax mu naan huwa loolu li mu gis noonu maa mooy xat la nga xam ne dëgg ra'ahu gis na ko moom la gis de min qablu ci lu jiitu li mu gis ci événement bi moom la gisoon ci beneen événement bi jiitu te moom mooy bi mu yanoo xeer bi laakin nag waaye nag maa nekkul ala mislihi ci kemu moom maanaam ci kemam yoo addu ñuy mën a lim alxataa'u ak njuumte maanaam ay bàkkaar ak mbon maanaam ci ku mel ni moom te fii bi mu ne ala mislihi ci ku mel ni moom xam nga par exemple buñ naan kii ku mel ni moom kenn du ko bañ xam nga par exemple ku mel ni moom kenn du ko bañ waxoo ni kii kenn du ko bañ de da nga ni ku mel ni moom kenn du ko bañ maanaam mooy ne non seulement moom kenn du ko bañ mais dafa melowoo noo xamante ne ku ko melowoo sax kenn du ko bañ loolu moo gën a rëy fii tamit loolu la maanaam mooy moom bon na mbon goo xamante ne ku koy nuuru sax kuy mel ni moom maanaam kenn du mën a wàññi sax ay musibaam ay njuumteem ay ak mbonam ay bàkkaaram moom Abu Jahl moo tax mooy Firawna xeet wi comme ni ko yenent bi waxe sallallahu alayhi wasallam te Firawna xeet wi moo gën a garaaw Firawna bi tasewoon ak yent yàlla Musa alayhi salaam Firawna bi tasewoon ak yent yàlla Musa alayhi salaam keroog bi nga xam te ne ci la ko lañ koy alak mi ngi naan amantu billadhi amana bihi banu israila wa ana minal muslimin man de léegi gëm naa ki nga xam ne moom la waa banu israila gëm yàlla boobu léegi gëm naa man léegi jébbalu naa tuub na mais Firawna bii nga xam ne mooy Firawna xeet bi moom keroog bañ koy rey dañuy tey laa gën a bañ yenente bi sallallahu alayhi wasallam subhaanallah te lim may woo tey laa ko gën a bañ duma ko nangu te ñu ngi koy rey mi ngi dee te gis na li ko borom bi digoon voilà mooy sa yuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur mooy lim ko digoon ne dinañ leen duma te ñenn ñi ñoom sax danañu daw wër wane ginnaaw daw mu gis loolu terewul mu mel ni mu ne wa a'addat waajal na xamalatal xatabi ki nga xam ne mooy kay yanu matt ya kooku moom mooy Ummu Jamil bint Harb ibn Umayya mooy jabaru Abu Lahab moom la Alxuraan naan wa imra'atuhu hammalatal hatab naan tabbat yadaa abi lahabin wa tabba maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab sayaslaa naaran zaata lahab saay-saay bu bon boobu looloo ko dal moo ne loxo mi alku na te ak alku lépp ma alku borom subhaanahu wa ta'aala foofu dafa am lu am solo lu fa junj mooy moom dafa tudd loxo yi bi mu tuddee loxo yi lépp la mooy jëmm jëpp ci la alku loolu moom moo tax loxo am solo te am na ay maanaam baat yu xóot yu nekk ci le fait que loxo borom subhaanahu wa ta'aala di ci jaare di defar lu bëree bëri xattaa ba rëdd yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci loxo doomu aadama bu ne ni nga xamante ne noonu la borom subhaanahu wa ta'aala noonu la ci dessiné waale li nga xamante ne moom mooy li aju ci ay mbiram moom ak destin moom ak li mu nar a jaar ci dund ak ay jikkoom ay melom ay doxalinam nga xamante ne yu bëree bëri
dafa lëkkaloo ak maanaam moom ni relation bi mu am ak adduna bi ak univers bi yëpp dañ ko rëdd ci loxoom yi yëpp dañ ko ciy rëdd lenn lu ci nekku ci par hasard dafa am lu muy tekki et que bu alkoo rek maanaam bu yàqoo mooy ne nit ki yëpp alko na mu mag mboolem mbir li aju ci moom moo tax boroom subhaanahu dégg bi mu naan wa qaalatil yahuudu yadullahi maghlula yahuud yi nee nañ loxol yàlla daa lem maanaam boroom bi ne ghullat aydihim ñoom la seen loxo lem wa lu'inu bimaa qaalu moo tax rëbb nañ leen ci seen sababu wax ji gis nga mais bi muy melaleel rëbb gi ci seen loxo la ko jaare Abu Lahab noonu la tamit voilà te am na yeneen mbir yu laqatu ci ginnaaw loolu moo tax moom mënatul woon a def lu baax mënatul woon a am lu baax te depuis aaya boobu wàcc njàqareem maanaam njàqare maanaam ci njàqare la dëkk voilà ci njàqare la dëkk mazala za sadam comme ni ko si Hadj Malick waxe radiyallahu ci xilaas saxam voilà amma Abu Lahabin tabban ajaba liza tabbat yada nazalat ma zala za sadami voilà Abu Lahab moom la mu tontu mooy tabban laka ya Muhammad subhanallah astaghfirullah ali hadha da'awtana subhanallah nan la mën a waxee wax bu ñaaw jooju mu woote ak alkande ak musiba ci jëmmi sangu-sang yi sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax xanaa du lii nga ñuy woo nga ñuy doyee mooy di ñu woo naan ñu yàlla la yónni quoi dañ ñu yàpp quoi alquran wàcc tabbat yadaa abii lahabin wa tabba maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab moo tax gis nga bi loxo yi alkondoowu alagoowu lépp alko borom bi subhaanahu wa ta'aala ne maa aghnaa doo jariñu ko dara te du ko jariñet anhu wëllif ko maaluhu alalam wa maa kasaba ak lépp lu mu fàggu lépp lu mu defati day yàqu sa yaslaa naaran def na ko sànni safara zaata lahabin di borom bi tàkk tàkk waaye wamra'atuhu jabaram itam hammaalatal hatab bu ne wamra'atuhu mooy jabaram ji tamit moom it hammaalatul hatab moom mi nga xamante ne tamit moom mooy ki yanu matt moom it lii dana ko dal bu dee wamra'atuhu mooy maanaam mansubun li zammi la mooy ne ŋaññi naa tamit jabaram ja boobu nga xam ne hammaalatal hatab mooy yanukatu matt voilà mooy yanukatu matt bi moo tax moom dana yanu matt ay sayu matt di ko teg ci kanamu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu daan jaar Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ci gaañu loolu moom lay wax moom léegi fii nag dafa am lu mu def mooy bi aaya boobu wàccee wamratu hammaalatal hatab bi mooy aaya bi ñu wàccee ci la waxee ne moom ci la ñëwee daal di waajal alfihra aw sayu xeer maanaam ay xeer yu ndaw la dajale ñëw ne da koy xaañ Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wajaat mu dikkee ka annaha kéem moom alwarqa'u mooy tutub gott la nga xamante ne dafa am ay tub maanaam mooy pittax rek pittax ni muy gaawee ñëw buy wàcc fenn di atterrir nee na noonu la daw see ñëw maanaam ngir mer ji mu mer ndax dégg li ko alquran wax ba mu ñëwee yow ma bis boobu jaa at dikk na rabba mbirum nekk aji mer am na ci yeneen yi nu sax ghayzan la maanaam yawma ja'at ghadba taqulu afi mis liya min ahmadin yuqaalu huja'u maanaam fii ni dafa am yawma ja'at ghayzan taqulu afi mis liya min ahmadin yuqaalu huja'u min ahmadin yuqaalu huja'u mooy yawma bis boobu kat ja'at dafa dikkee ghadba mbirum nekk aji mer maanaam ñëw indaale mer gu tar gi ak ghayzan wala moom maanaam di futtu ndax mer taqulu mu naan afi misli ndax ci ku mel ni man maanaam léegi gis nga waxe nu ñu rëy ñi say ñu bon ñi nga xam ne ñu maanaam da ngay gis dañuy concentré maanaam seen jëmm daa am man ngay waxal man mais yow waaw yow kay alors xamoo ma man yal nañu yàlla sàmm
mu ne ndax ci ku mel ni man misli ci ku mel ni man maanaam gis ne man maanaam mooy xamuma ku mel ni man nan lañ ko mën a waxee lii nee na ndax ci ku mel ni man min ahmad ci liy jugee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi ahmad yuqaalu ñuy wax ci moom alhijaa'u ay xas ak i ŋàññ wax yu ñaaw yi wax yu ay xas man xas gi yenente bi sallallahu alayhi wasallam man alquran man bi muy wax man yow kay foo mujj yal nañu yàlla sàmm mooy mu ne wata wallat bi mu ñëwee dafa dummóoyu wama ra'at te gisul yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw gis fekk Seydina Abubakar radiyallahu anhu toog ak yenente bi wa astaghfirullah yenente bi sallallahu alayhi wasallam toog ak Seydina Abubakar radiyallahu anhu ndax Seydina Abubakar Omar da noonu la daan waxe yenente bi sallallahu alayhi wasallam da doon waxtaan ak Seydina Abubakar radiyallahu anhu man mañ ànd ak ñoom ci wax di waxtaan maanaam mënoon na ni ñun ñett ñoo doon waxtaan déedéet yenente bi sallallahu alayhi wasallam da doon waxtaan ak Seydina Abubakar radiyallahu anhu man ma bokk ci waxtaan bi dégg nga maanaam alors que yenente bi sallallahu alayhi wasallam da leen a convoqué ñoom ñaar ñëpp ñu toog di waxtaan mais waxin wu rafet jiital yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci lépp loolu teggin la bu ñu war a jàng moo tax dafa ñëw kon fekk yenente bi sallallahu alayhi wasallam toog ak Seydina Abubakar radiyallahu anhu bi mu toogee ak moom mu ñëw ak xeer wi ñëw maanaam comme ni waxee maanaam gaawtu yegsi comme ni am pitax pôle buy wàcc fenn ni muy gaawee wàcc atterrir noonu la ñëwee rek ci ñëw ak meram di futtu nag waaye gis laaj Seydina Abubakar radiyallahu anhu anamu ana sa waaji mu noppi rek anamu mu noppi moo tax mu ne wata wallat mu dummóoyu fekk yenent bi mi ngi toog ak moom de waaye yàlla daf ko nëbb wama ra'atu te gisu ko mu ne waaye nag imam al-Busayri radiyallahu anhu waaw min ayna ana fan naka tara ci lay gisee ash-shams jant bi ash-shamsa jant bi muqlatun nagu bët boo xam ne am yaaw aji silmaxa la bët yu silmaxa naka la mën a gisee jant bi moom tàngoor wi rek lay yëg du gis mukk jant bi voilà gis nga mela woowu moo tax ku nekk ci lu baax day gis même alquran suy nettali par exemple naafiq yi di wax par exemple di leen misaal daf koy misaalee comme daf ko misaalee ñaari misaal boo leen seetloo ci njàlbéen suratul Baqara misaal bu njëkk bi moom mooy kamasalil lazi istawqada naaran maanaam dafa mel ni kuy wàll safara muy alquran bi la melal ak sunna njàngale yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la melale comme ni ci naafeq pour naafeq bi comme tàkk-tàkk la mel comme taal la mel voilà nga xamante ne da koy taal mais fa lamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nuurihim su leeralee li nekk ci wàllam rek ci côtéem yàlla yóbbu leer gi waaw fa tarakahum fi zulumatin la yubsirun mu bàyyi leen ci biir lëndëm duñu gis xam nga tàkk-tàkk leer tàkk-tàkk tàngoor tàkk-tàkk daa am ñaari mbir mooy daa am tàngoor mais daa ànd ak leer sauf que leer gi dafa tàng léegi nag imaginer yàlla yóbbu léegi leer gi lan moo fay des tàngoor wi ak lëndëm gi moom lay wax ne naafeq yi ñoom noonu lañ mel ak alxuraan ak sunna ak lu baax c'est-à-dire que tàngoor wi rek a fi ne mooy muy joxe exemple moo tax imam Busayri radiyallahu exemple bi frappant parce que mooy ne silmaxa bi moom bu nekkee exposé woo ci jant bi tàngoor bi dëgg-dëgg maanaam du gis tàngoor moom du gis leer bi du gis jant bi mais lan lay gis mooy tàngooru jant wi rek lay yëg voilà moo tax ab yéeféer moo tax ñoom boo leen di wax waxu yàlla wala ab naafeq soo koy waxu yàlla day metti ci moom da koy naqari xol bi day bax parce que maanaam mën ko supporter mais lan moo tax muy wax lii lan moo tax muy kii moom da ngay gis sax léeg-léeg ñuy mer ci loo xamante ne parce que tout simplement waa ji daa wax li yàlla wax ñuy mer parce que yàlla daa wax li yàlla wax waa ji deful lu dul jàngale li yeneen bi jàngale sallallahu alayhi wasallam mais loolu day mer ci loolu beneen exemple bi mu joxe mooy kamasali aw ka sayyibin minas samaa'i fihi ra'dun wa barqun
maanaam comme taw buy wat buy dotteeku tukkee ci asamaan si mais dafa ànd fiihi zulumaatun bokk fiihi zulumaatun mu ànd ak lëndëm yi waaye wa ra'dun ak dënnu wa barqun ak melax gis nga comme noonu la mel taw bi xam nga taw day indi ay xéewal ak yooyu mais ñoom dotteeku gi dal gi muy dal seen kaw mu leen di tooyal rek la ñuy gis ba pare comme place bi dafa lëndëm ñoom parce que ñoom ci li ñu ne mooy lëndëm gi kéeféer gi lëndëmu mbon gi lëndëmu caay-caay gi dënnu gi mooy li ñuy dégg ñoom booy wax alxuraan ak sunna di jàngale lu ci aju rek da ngay gis dañu mel ni dañoo dégg ay dënnu tonnerre loolu la ñuy dégg ñoom waxam ji dafa diis dafa metti mënoon na ko waxee neneen mais c'est que kii lu wax rek mu wax lii maanaam yooyu la ñu nekki ba pare melax bu ñu maanaam ba buñ demoon sax ba gis dëgg gi sax melax day mel ni melax maanaam mooy dañ koy gis très rapidement ci saa si leer ga demaat comme ni melax mel rek ba pare ni muy defee noonu ji da leen di tiital kon ñoom leeru alquran ak sunna mënu leen jariñ dara toppal loolu ci aaya yi ni mu ko xam ne noonu moom mooy li des ci waxinu aaya yi mu ne summa topp nag sammat tooke na ba tey loxoo ñeel ko moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam al yahudiyya mooy yahud bu bon boobu moom tamit mooy Zeynab bintul Haris mi tudd yahud boobu lu mu tooke ashata xarma parce que dafa laaj gàtt ga la tooke dafa laaj yenente bi sallallahu alayhi wasallam lan la gën a bëgg mu ne ko li mu gën a bëgg moom mooy gàtt mu ne lan la gën a bëgg ci gàtt gi mu ne fàllanka gi moom mooy épaule bi maanaam loolu la gën a bëgg moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam da daan lekk yàpp moom daka daan lekk te dakaa bëggoon sallallahu alayhi wasallam te moom mooy royukaay bu mag bi maanaam bu ma kenn gëmloo ne ma pour nga nekk nit ku baax nit ku sell da ngay dummu lekk gu neex yeeg yàpp gi déedéet loolu daa bokk ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wax ni loolu mooy sunnaam ba pare ne fa man raxiba an sunnati fa laysa minni ku bañ sama sunna bokkoo ci man bi muy ciy wax daf ne damay woor waaye damay dog asuumu wa uftir daf ko ci boole sunnaam mooy nga nekk ci équilibre bi aqumu wa anamu damay taxaw gaa dinaay di taxaw di naafila guddi mais damay nelaw tamit asuumu damay woor waaye wa uftir damay dog wa atazawwaju nisaa te damay takk ci soxna yi ba pare daan ni lii haadihi sunnati lii mooy sama sunna fa man raxiba an sunnati fa laysa minni ku bañ sama sunna bokkoo ci man ñun lii lañ xam amma ay nettali yoo xam te ne xamuñ fu mu jóge ndax dëgg la ak du dëgg yooyu moom dëgg-dëgg duñ ci sukkandikoo ngir di saxal dara wala di dàq dara lii mooy sunna bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di doxale na te da daan naan meew comme niñ ko xamee gis nañ ko ci qissa Ummu Ma'bad beeg yooyu da daan naan meew da daan naan soow meew lépp da daan waaw da daan lekk orge blé tàndarma ak yeneen yëpp yeneen bi da daan def sallallahu alayhi wa sallam courgette sauce yi sarit mooy xeetu ñeex moo xamante ne day ànd ak cere ba pare mu am yàpp ci biir yëpp yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam da daan lekk voilà moom mooy royukaay bi la sallallahu alayhi wa sallam après histoire yi nga xam ne moom nit ñi dañ koy nettali te wax dëgg yàlla parfois day tegu rek ci ay parparloo mais wax ji du tegu ci dara lu leer am na mag mu ma nettali am na góor gu ma nettali nee na nangam fekke woo kooku te yàllaa xam sax mag moomu kóor la wóor gi mu wóor maam lan mooy ak ko ndax wóor na wala wóorut
en tout cas daal lu leer kenn du ko jëndee lu leerut loo xamante ne tey buñ la waxoon indil càllale gu leer muy wane ni wax jooju dëgg la doo ko mën a indi yàlla nañu yàlla sàmm ba nga xamante ne kon ci la tookee yenente bi ci la tookee fàllank maanaam yàpp bi mu ñëwee wax ko yenente bi ñëw jox ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ŋànk ko fekk mu woo nit ñi ñëw leen lekk bi ñu ñëw di lekk mu ŋànk ko rek moom moo ne ko dañ maa toog fa inni masmum ya rasulallah man dañ maa tooke yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu daal di koy bàyyi mais am na lu ci jotoon a jàll sax ci moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam am na lu jotoon a jàll ci tooke gi waaye moom wax na ko bi mu ko woowee mu ne ñeneen ñëpp arrêté na bu kenn lekk bi mu ko woowee laaj ko lan nga jublu ci lii mu ne parce que dama doon xool ndax yow buur nga boo xam ne da nga bëgg rek nguur bu boobaa nga noppal ñu wala ab yenent nga mu daat koy wax ne ko xar ne yàpp ndawal ni ci boppam moo waxal boppam ne ma dañu maa tooke mu daat ne waaw dëgg la de kon dem dëgg la maa ko def yenent bi sallallahu alayhi wasallam baal ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko baal comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee waaye baal googu mu ko baal loolu mooy lu ëpp ci wax yi rot mais nag bi mu amee ku ci génn àdduna ci la doog a teg xisaas ci kawam comme ni ko imam al-Bayhaqi wax rahimahullah ne ñaari étape la daf ko baal mais bi mu gisee ni am na quand même ñu ciy dee wala ku ci dee ci la ko tege xisaas bi waaye nag loolu boroom xam-xam yëpp d'accorduñ ci ne dëgg-dëgg sax xew-xewu maanaam déegi mujj naa am ne am na ku ci dee daf loolu boroom xam-xam yi dañ cee wuute rahmatullah alayhim ala kulli xaal li nga xam ne sax na moom mooy ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëkkati woon na ko matt na ko te bu mu ko mattee ci la ndawal li wax waaye bi mu waxee moom rek Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko dégg ñeneen ñi dégguñu mu ne wakkam moo tax ba mu ko waxee mu ne wakkam aka bari loo xam ne saama waxaale na ko al ashqiya way texeedi yi ashaqwatu texeedi maanaam mooy waxaale ba jënd texeedi maanaam mooy dem gis fi texe au lieu nga topp yoonu texe nga dem di waxaale ji yow texeedi mooy comme li ñenn ñi di wax rek ne boroom subhaanahu wa ta'aala daf ne day maye àjjana nga gis gaa yi demuñu presque ñu tuuti ñoo ne ñëw waa nañ dem dugg waaye muy jaay safara nga gis ñu waxaale ko jënd ko ba place de sëkku fa maanaam mooy yombal gi mu yombal yoonu àjjana ànd ak ne nit ñi dañuy gis yoon wu baax xam ne lii mooy seenu teranga ñu bàyyi ko fi dem topp ji yoonu alkate dañuy gis lu baax mu leer leen ne lii mu baax mais ñu topp ay xeeti pulsion ay passion ay caprice parfois sax du seen bos du seeni caprice bopp du seeni intérêt bopp ay intérêt yi ñeneen la ñoo xamante ne yàlla sax taxu leen a jóg àdduna rek leen tax a jóg ñu dem topp ñooñu ci caaxaan looloo daloon ndeysaan ndaw soos moom lay wax nii loolu mooy ci kaw ne ndaw si tuubul dugg ci l'islam mais bu dee dafa tuub dugg ci l'islam loolu moom mooy ne donte amoon na ci cosaan donte loolu amoon na ci cosaan sax waaye mujj gi borom subhaanahu wa ta'aala dakaa dabaatal mooy ne te boobaa dañ ciy jàngee ne nit ki léeg-léeg lu mu mënti nekk borom subhaanahu wa ta'aala mën na kaa dabaatal maanaam bu mu xaddi mukk laa taqnatu min rahmatillah bu leen xaddi mukk ci yërmandeg yàlla inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an ndax yàlla dana jéggale bàkkaar yépp moo tax fa azaa siiwal na az-zira'u fàllanka gi moom moo siiwal maa la nga xam ne fii nekkoon na ca min sharrin ci lu bon bi nutqin ci wax joo xamante ne ikhfa'uhu ak nëbbam ga nga xam ne dañ ka wax ji dafa nëbbatu waaye nëbbu ga mu nëbbu ci ñeneen ñi ibdaaw ak feeñ la maanaam mooy ne dafa nëbbatu waaye dafa feeñ ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo tax loola xarma maanaam yàpp ba da koo leeral mu ne wa bi xalqin
wa bi xulqin waaye ci ay jikko yu rafet minan nabi ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam karimin di yu tedd lam yu tuqaasas deful maanaam fayontoowul bi jarxiha ci ak jamam ga al ajma'u ndaw soosa nga xamante ne jikko jëmam yor jikkoy bàyyi ma maanaam jikko ak doxal lu mu doxal lu ñaaw bi mu ñaaw yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fayontoowul te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jikko bu moo gën ñëpp sallallahu alayhi wa sallam maanaam bayit bii nag moom la defee transition ci di dugg nag ci jikko yu rafet yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam insha allah taala jotaay bi dina dinañ ci dikk jikko yu rafet yu màgg ya sallallahu alayhi wa sallam wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah